te Serigne Cheikh dafa bokkoon na ci li mu gënoon a bañ mooy oisiveté te ni mu ko bañee ci ndaw ñi noonu la ko bañee ci mag ñi. xam nga boo demee ci xasida bi mu def tuddee ko yaa Sénégal def benn exhortation à la jeunesse mi ngi wax ni ndaw ñi naan leen fuyez l'immobilisme bu leen rekk toog di bañ a def dara walla toog benn place sax bëgg ko waaye itam bokk na ci critique bi mu daan def mooy ni mu daan critiquer ñi nga xam ni dañuy def li ñuy wax tashayux mooy maraboutisme laa tarkanu naxwa tashayuxi bu leen am benn penchant vers le maraboutisme parce que c'est l'affaire des fainéants parce que booba jamono la boo xam ni am na ci ñoo xam ni jàpp nañ ni sëriñ moom da ngay toog rek ci kurus gi lépp fekk la fi mais moom musul jël diine def ko métier te yàgg na ko wax nee na diine du métier ku ko def métier doo góor nee na itam politique it du métier ku ko def métier doo góor mais loolu disposition yooyu itam waajuram tàggat na ko ci moom nee na Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu di maamam def na commerce nee na Maodo bañ a dundee addiyee taalibe yóbbu na ko ci mu bay yóbbu na ko ci mu def commerce ndax Cheikh El Hadj Malick bi mu nekkee Njarnde lii la fa nekk woon ju ba mooy jàng jubal ak bay comme ku am maam joo xam ne mu nekkoon maam ju entrepreneur loolu itam inspiré na ko ba nettali na ko sax moom seen Cheikh nee na maam Maodo jaay na jaay ba ñu dugal ko ci ji jaay Reclès te xamu ci dara nee na am ku ko dugal rek ku ko digal mu ñëw jël biteel yi teg ko ca buntu jàkka ja nee na am ku ñëw ni ko xool ko ni ko waaw góor gi yow sa marchandise moom xool nga ko mun ka lu ci ne mun ko ñam nga ko mun ko déedéet mun ko dafa mel ni nag ba mënoon wut beneen moo gën pour won la bañ a rek toog yaafus ndax i'malu ahla daawuda shukran suñu borom bi fi ñu fiy wàcce daf ñu fi wàcce pour ñu liggéey mais loolu moo topp Serigne Cheikh ba mu bañ a toog rek nekk Serigne deret kurus tax mu dugg ci mbay. Serigne Cheikh a été un grand agriculteur mais li lay xamal ni moom ni mu nekk woon en avance sur son époque gis nga dinañ dégg fan yi ñuy tudd ci côté industriel la chaîne de valeur. Chaîne de valeur par référence à la production produit bi ngay am ak fi muy jaar fépp ba kër muy yëgsi à la commercialisation et à la consommation xoolal intelligence am mayoon na ko bi muy bay di bay gerte mu xam ni gerte gi fi nga koy jiwee ba fi muy saxe ba fi nga koy déqee war ko teg sur le marché dafa am benn circuit bu muy jaar boobu la ñuy tuddee la chaîne de valeur mais yëmul woon ci bay mais dem na ba amoon usine bu ñuy wax SCIB dem na ba duggoon ci SCIB muy société boo xam ni gerte gi nga xam ni moom la doon bay il faut que ñu xool naka lañ koy mën a transformer ba mën ko teg sur le marché ba mën ko exporter aussi pour wax la intelligence am loolu ci cadre chaîne de valeur waaye itam pour des raisons tax ba usine booba soriwu ca trop mu bàyyi mu teg ko noonu dugg ci société de transport wax na ni dans les années 50 ci la amoon permis poids lourd am ca France donc lu ci nekk Serigne Cheikh dugg na ci mais bala mu koy dugg jàng na ko ba xam ko parce que ki dem ba am permis poids lourd ci jamono yooyu en France boole ci ak ni ñu rigoureux ci wàllu transport kooku xam na ni li muy dugg
il faut que mu jàng ko d'abord. Société transport bi moom it dem ba yenn jamono mu xëy ndeysaan am yenn mbokk taalibe yoo xam ni ñoom la mujj sax bàyyi ak lu bari ci véhicule yi ci camion yi. Serigne Cheikh pour bañ rek toog di dunde àddiya taalibe dugg na ci industrie ndax dugg ci industrie moo taxoon mu monter Sococim. C'était la plus grande cimenterie ci niveau Afrique nekk ca nag actionnaire majoritaire 100% des actions moo ko moomoon te loolu lépp li mu ci jublu woon mooy xam na ni l'islam dafa fonk li ñuy tudde solidarité. L'islam dafa fonk li ñuy tudde action ba tax yooyu activité économique yooyu mu doon def yëpp muy mbay mi ak aussi transport bi nga xam ne duggoon na ci ba ci industrie lenn la ci jublu muy bañ a dundee lu ko nit di jox ndax mooy dundee ñaq mooy li nga xam ni moom lañu suñu boroom jox te ni nga xam ni moom la defee référence Daoud di wax ni kaana yaamalu min amali yadihi lu mu lekk rek ñaqam la ak aussi ni mu amee esprit de solidarité bëgg jàppale nit ñi loolu tax na ba li mu daan jox nit ñi lépp ci ses revenus économiques la daan doon moo tax activité génératrice de revenus yooyu mu doon def xam na ni ñi ko wër ñëpp bari na ñoo xam ni ci taalibe yi seen loxo jarul seen ginnaaw tam war leen a jàppale loolu bokk na ci li ko yóbbu woon ci def activité yooyu